Cheikh Dieng candidat ba ñàkk ci coalition wàllu Sénégal ba léegi mu ngi continuer di wax ni gàññewuñu ko. dinañu wax itam ci accident bu métti bi amoon ci yoonu Porokhane nga xam ne lu néew fukki nit juróom-ñeenti nit faatu nañu ci am na itam ñaar fukk ak benn yu ci am yi gaañu yu metti lool. lu may loolee itam ci victime ya ku nekk jox nañu la lu toll ci fukk ak juróom ci ay millions ci francs CFA ci wàllu jàppale ak taxaw. xam ngeen ne accident moom faatuwul itam mu metti lool moo tax ñu jox leen yooyu lay ndimbal ngir ñu mën koo taxawoo. sport dinañ ci ànd ak Baye Mante Mboup yéen kay lañ koy ndax keppe ak mantu lay ci bundoy Faram Fàcce gi ak Mambey Ndiaye. Voici Trafic News. Aba Diatta yaa ngi may dégg. foo tollu. Voilà, merci beaucoup. xibaar dem rek ci bi di wéyandi si Zik FM 89.7 jaar nañ sànq rek fi nga xam moom mooy du côté Pont Liberté 6 foofu la yéen ñi bàyyi ko fi nga xam mooy parcelle bu Nabil ci kër mu nga ko jaaree du côté de Grand Yoff jaaree ko ci marché bi commissariat bi utali intersection bi daal di barastu ko rek utali rond-point boobu la mais là-bas laata ngeen si agsi dina xaw a jafe ndax da ngeen di croiser des véhicules yu bàyyi ko ci 2 voies Liberté extension maanaam ñu bàyyi ko Sénégal Japon tax na baax boobu la jëm ci rond-point bi ak des travaux en cours sur l'axe rond-point bi vers fi nga xam mooy boulangerie jaune foofu la aussi dina yéex ndax ay déviation su ko defee ñu bàyyi ko foofu la foog a fee ci axe bi jëm du côté de rond-point Liberté 5 foofu la si ñaari sens di nga patienté wala boog nga jël avenue Fat Ben Abdelaziz yaa ngi progressé utali cité des eaux Yacine Seck. C'était Trafic News. Aba Diatta ba si kanam merci beaucoup aywa ma. ayca Yacine Seck ñu bàyyi la nga dem jëli café. ñu fës kee ne door waxtaan bi ànd ak le député du peuple El Hadj Mouhamadou Mansour Diop ak kii di Mamadou Fofana le pertinent ñu koy door li ñu doon xaar ñëpp kon yegsi na mu di jàmbat boolu jàmbat lu fees dell QCM sax SAEMS kuréelu syndicat la yu mbay jàngalekat ñoom nag ñu ngi delloo buum sa mboy ga système de rémunération wàllum payoor gi la ñu bëgg ñu xoolaat ko ñuy waxtaane loolee noppeeguñu fédération bi ëmb kuréelu ko syndicat yi di yëngu ci wàllu wér-gu-yaram ñoom it wàcc si mbedd mi ndax ñu ngay yëglu si seen dajam assemblée générale bu ñu wootoon démb sa l'hôpital Idrissa Pouye Cheikh Seck ak ay ñoñam nee nañu grève générale dàqu ñu ko woote ci weeru mars ba noppi te doxub ñaxtu national ñu ànd ak Cheikh Alassane Balde. grève ci mois de mars yi dinañ def marche ay boor le 25 dinañ def grève. kàddu yi nga xam ne Cheikh Seck yëkkati na ko di firndeel taxawaayu liggéeykat ya nekk ci secteur de la santé te bootu ci fédération des syndicats des acteurs de la santé di F2S ñoom ñooñee doon amal assemblée générale daal di siiwal seen plan d'action. Ils ont peur d'une année blanche, c'est pour ces raisons qu'ils sont en train de régler le problème de certaines personnes. Mais quand on aura fini de fermer les services et les structures sanitaires, je pense qu'ils vont réagir te foofu la ñu jëm. plan d'action bu ni mel li ko tax a jóg mooy xeex ñàkk yemale bi nga xamante ni nemmeeku nañ ko ci système de rémunération yu agent yu état yi waaye ndóol bi nga xamante ni tàmbale naa loofal lool liggéeykat yu secteur de la santé. est-ce que mën nga concevoir tey jii njël benn indemnité jox ko benn nit bu ëpp salaire koo xam ni la muy liggéey am na truc te du loolu kese mais mënuñu toog depuis 2012 ba tey mu nekk président de la république chaque jour ñu ñuy wax ay casserole ak di tàppeek agent de santé ñi ngi liggéey ñi ngi dañoo sonn ci loolu. naam xamle nañu ne du benn yoon bi nga xamante ne toppandoo mu leen tax a jóg ñeel taxawaayu enseignants yi F2S artu nguur gi ne nag daañu défendre seen intérêt xawatina seen bërëbu liggéeyukaay. gannaaw wér-gu-yaram dañ koy waxtaanee ci wàllum njàng mi laata ñu koy maanaam waxtaanee ndax ñu boole jàmbat yi benn yoon jëm ci jàngalekat yi ci boppam si gannaaw taskatu xibaar yi ni ki démb ñoom waajur yi ndongo yi ñu ngay xam ne kon soo moyul année blanche dina am te lay xeeñ neexul benn yoon looloo sabab ñuy sàkku ci nguur geex jàngalekat yi ñu wut ak saafara sa na mu gën a gaawee Mamadou Sakho coordonnateur bu réseau des enseignants républicains sa wax ki naan dim sax démb ñoo woote woon janoo googu taskatu xibaar yi ñu teew lay kàddoom ak nanga ko baka yokku jàngalekat yi am na loo xam ne état def na ko am na loo xam ne jàngalekat yi bëgg nañ ko donc man li ma gis mooy même guerre yi nga xam ne yu mag yëpp dañ ko jeexale rek ci table de négociation mooy waxtaan donc état am na lu mu proposé enseignants yi am na lu ñu war a bàyyi ñoom ñëpp ñu dajaloo ñu booloo doon benn fexe ba école sénégalaise lii muy traversé nii muy crise yu metti yi ñu sauver ko ci parce que parents yeeg ñëpp fi mu ne ñu ngi am benn psychose boo xam ne psychose année blanche c'est loolu yàlla nañ ci yàlla musal parce que mënuñoo nekk ci réew mu mel ni Sénégal ñu jël 40% du budget de l'État def ko ci éducation ñuy xalaat sax ay année blanche. ay ci xanaa rek di leeral kon bu ñu sukkandikoo ci Mballo Dia Thiam bu ànd gësëm nee na ñu nag grève 25 mars bi ñoom concerné ñu leen ñoom nag ñu ngi seen deuxième plan d'action bu nga xam ne ni namm nañu ko waajal di ay activité jëm ci wàllum grève loolu ñu ngi koy leeral le député du peuple muy jàngalekat yi di waa kër docteur di waa santé système de rémunération la ñuy jàmbat.
ñoom ñëpp ñu ngi jàmbat te kenn ku nekk xëy na bu ñu waxee système de rémunération dañ ko war a xoolaat ñaare foo ko déggee kaas bi maanaam ñiy jàmbat dafay fekk tolloog lijaasa te xëy na tolloog ci wàllu payoor daanaka amul ñu wax ko jubbanti mais dafa aju ci ni secteur yooyu dañu leen sàggane daanaka dañu leen sax xaw a privatiser ci Sénégal muy santé ak éducation am na it yeneen i secteurs yoo xam ni pratiquement doo yëg ban lan moo ci contribution gouvernement bi c'est-à-dire que bu dee ci wàllu santé ni mu amee ci public bi daanaka moom privé bi ñooy am da ngay fay lépp du début à la fin d'accord question bi ngay posé mooy lan moo ci contribution bu état bi mais bi ngay am ci privé bi sax doo ko am ci public bi bu fekkoon da ngay ñëw fay ba noppi am paj mu baax comme ni nga koy amee ci privé bi sax tantan mooy li ma doon wax aussi ci wàllu njàng bi xam nga itam maam dafa am ay secteurs yoo xam ni yàgg ñun ñu fekk ko wala déet dafay génn ci loxo état yoon boobu la jaar loolu lay xeeñ boobu bu fekkee saa bu la neexee ubbi bérébu fajukaay saa bu la neexee ubbi école xoolal bérébu fajukaay yi ni ñuy gën di bëree ci Sénégal te beneen li ci gën a tey xel bu dee bérébu fajukaay yi moo gën a metti parce que ubbi ko li muy bëri taxul mu yomb en général ñi ëpp ñu koy moom fii ci Sénégal ay étranger la ñuy doon parce que dafa am ay charte yoo xam dañu ko teg ci ministère de la santé boo xam ne dafa mel ni sénégalais yi am bérébu fajukaay yu privé sax arrangé wu leen pharmacie noonu la demee wax nañ ko fi ba tàyyi nombre pharmacie yi nekk Sénégal barewul da ngay génn ñu bindal la ordonnance da ngay wër bay bëgg a dee pour gis pharmacie bu yombee fii Dakar am na localité yoo xam mën nga dox lu ëpp 7 kilomètres doo gis pharmacie alors dafa nekk loo xam dafa général bu ñu la bindalee ordonnance boo génnee mën a am garab loolu lépp di wane ni secteur bi kon dafa sooxe Mamadou foofu ne mu ngi koy junji sànq tabax bérébu fajukaay te amoo ay fajkat yu fa nekk amul sens man ko da ngaa baax rek ci wàllu tabax bérébu fajukaay mais ku nekk xam nga ni hôpitaux yi doyul Sénégal xaajul bay doy dispensaires yi doyul maternité yi doyul case de santé yi doyul boole ci case de santé yi xawma ban financement la woon mais léegi case de santé boo dem en général yi ci ëpp ay dëkkukaayu kaña la ay kañaa fa nekk boo ko dajalee tàmbale da ngay gis ni xawma daañu am premier ministre wala duñ ko am mais lu ci mën daam gouvernement bi ci boppam war na bàyyiwaat xel bu baax lu mën a yombal dundinu askan wi njàng mi doxul santé bi doxul mais mënuñoo dëkkee benn jàmbat boobu jamonoy Abdou Diouf loolu lañ doon jàmbat jamonoy Abdoulaye Wade loolu lañ doon jàmbat jamonoy Macky Sall yëf yi gën a metti njàng mi grève yi gën a bëri yëf yi gën a sooxe ci santé bi ak ci éducation mais kañ la ñu yàlla di wàllu doy na waar ayca le front social en évolution mën nañ ko jàpp Fofana waaw maa ngi doon wax sànq ci secteur u santé est-ce que xam nga ne am na ay contractuels yoo xamante ne nii ñu ngi liggéeyal secteur u santé presque pendant juróom-ñaari at 7 ans jàpp 8 ans 50 000 nañu fayee ko ñoom i 50 ba léegi mais xanaa réew mi 50 rek la kiiwuñu leen jëluñu leen recruter wuñu leen ñu ngi toog di xaar ay liggéeykatu santé di laaj prime u 80 000 francs wala 75 000 ñu war leen ko jox prime laa la wax prime yoo xam te ne nii dañuy passer seen heure de travail coono yu ñuy jànkonteel waaw ay prime de risque ak yooyu 80 000 francs nga di ko laaj pour ñu fay la ko problème la au moment où yaa ngi dégg ne ñi ngi luubal de gauche à droite au moment où yaa ngi dégg ne ñi ngi jënd ay yoo xam ne yëfu bakkane rek la jëm ci sa bopp ak sa njaboot mais da nga naan après réellement est-ce que ñii la leen ñor véritablement mooy régler problème mu sénégalais yi parce que nit mënoo ne wala dëkk mënoo ne da nga bëgg a développer wu quand même nga sàggane ñaar yi nga xam ne ñoo gën a am solo njàng mi chaque année sauvons l'année mais loolu problème la day déteindre ci li nga xam te ne nii moom mooy qualité enseignement apprentissage yi munoo ne da ngay dëkkee grève bugg a am un système éducatif performant munoo ne da ngay dëkkee grève bugg a am ay niveau yu baax bëgg a am ay élèves yu baax te loolu la muy indi mooy ëllëg avenir u dëkk ba ci lay poser problème donc je crois que le premier ministre wala état bi war na quand même gën a góorgóorlu xam na ne bu bëggee ne dafa bëgg a régler problème sénégalais mi ngi jëm ci les denrées de première consommation mi ngi jëm également ci taxawal
école bi mu baax tagawal li nga xam ne moom mooy santé. voilà waxoon na ko te nee na da koy dëggalaat moom njiital ASP yi nee na ASP bu ci nekk amoo droit naan da ngay amal ab grève moom njiital ASP yi ci boppam moo xam ne ni ki démb si janox taskatu xibaar yi la woote nee na nag boo gisee yëngu-yëngal googee sax du ñoom ñëpp ndax as tuut ci ASP rek ñoo doon ñaxtu moo tax mu demee nu ni mel Safiatou Bandiaye Babacar Sow ci ay leeral. direction bu agence d'assistance à la proximité di ARDU mu ñëwaat nag ci situation ñi nga xamante ne ñoo di ASP yi te expliqué. waxtaan nañ ba conclusion travaux yëpp jox nañ ko kilifa yi te gis ngeen conseil des ministres yi weesu njiitu réew mi jël dogal ne dina fexe utal leen liggéey suñu ministre aussi bi ñu demee assemblée nationale dëggal na ko jëmal na ko ci kanamu représentant di député yi donc loolu lu ñu war a xaar la. waruñu yàkkamti ba yàqule. directeur bu boobule agence bëgg mu leer am na ay mesures yoo xamante ne nag dinañ ko jël teg ko ci kaw ñu duppee ay fauteurs de trouble. lu ñuy def àndul aussi ak lu ñu xaatim muy seen engagement civique volontaire maintenant foofu nag yoon rek lañuy doxal ñun waa direction générale pour yar ak teggin bi nga xam ne aussi moo war a nekk ci sécurité dellu si waat. Birame Faye nag di leeral ni que li ëpp te assistant yi topp ñu bile plan d'action moom ci boppam nag di xamle ne benn minorité rek jamono ji ñoo nekk en mouvement d'humeur. voilà le député du peuple même bu fekkee benn minorité rek ñoom doon ñaxtu waaye seen ñaxtu boobu it gis nañu ni sénégalais yu bëri dañoo jàpp na ñoo am yoon. du benn minorité ASP yëpp la seen xol seddul. daa am ay góor yàlla yu bu leen lëf mettee ñu wax ko. am ngundum ci bépp groupe boo gis. même groupe de 10 personnes sax am na ñoo xam ne bu kaas jotee duñu kaas mais xam nga ni fukki junni ku ñu koy fay yow miy fay fukki junni sax boo jógee taxaw naan da ngay défendre la ngay fay gàcce la. loolu duñ ci ànd ak DG bi tey duñ ci ànd ak moom ëllëg fukki junni xam nga ni lijjantiwul kenn et puis luy ndeyu kiy liggéey di liggéeyal état ñu jël salaire am ni ko becc ci biti ba ku nekk xam li ngay fayeeku yow pour nga am jànq bu lay liggéeyal sa kër sama waay boo la mbaxee tudd fukki junni du tax nga am ku la liggéeyal réew mi foofu la toll te li tax réew mi toll foofu ba fukki junni amatul valeur ci ñoom la ñoo laxas jaan ci dund gi yéen a ngi wax sànq wàllu éducation yéen a ngi wax sànq wàllu santé boolewuñ ci dund bi yokk nañu courant bi yokk nañu ndox mi yokk nañu lépp loo doon jëfandikoo et nga continuer wu maintenir salaire u nit ki ba noppi ni ko becc ci mbedd mi muy ñaxtu nga ni ko amoo droit ñaxtu dañu laa tënk mais ci ban réew la ñu nekk c'est-à-dire aussi it nag yenn saa yi ñoom daañu am raison ci suñu kaw. waaw daañu am raison ci suñu kaw parce que gis nga maam dafa am loo xamante ni bii ndaw yi il faut mu leen di ñaax ñuy xool yenn saa yi ay vidéo Aziz motivation. sur YouTube wala ñuy jàng développement personnel gis nga foofu am na âge boo xam boo ko amee maa dul xëyal kenn ci fukki junni ak nu mu mën di demee nag. xëy dem di waa si jën ci kanamu tefes ga daf ma koy gënal c'est que itam fokk ñuy am vision man boo taxawee amoo benn kersa wax peuple Sénégal yëpp ni fukki junni nga may fay ba noppi su ma yëngalee nga dugal ma kaso teg ma loxo ba noppi taxaw di défendre l'indéfendable ba noppi naan ay lim yu tuuti lañu bu ñu nekkoon benn million ngi nit sax amul kenn koo xam ni kontaan nga ci ñu lay fay salaire fukki junni. loolu laa ni gàcce la ci état bu koy jéem a défendre. dañu créer benn corps ba noppi la ñu bëgg a créer minguwul ak nit àdduna bi doxee xëy na Sénégal soxlawu ko xëy na ni ñu ko waajale woon ak ni mu mujj amee demeewul noonu bu fekkee buy wax ay ASP ñu ko seq ASP yu ko seq jamono yi ñu yëngal seen bopp naan waaw seen waaw jooju eggul ci seen xol. mais ñoom itam fokk ñu am détermination. ndaw yi Sénégal yi fokk ñu di seen xel ñu def ci seen xel yi di xam a bàyyi ñun tam africain dañu am problème suñu nguur yi ñi nekk ci nguur yi mooy ko. ni ñu ngoyee ci nguur ni lànk ni du ñu bàyyi nguur c'est-à-dire loolu ci deretu africain la. ba bu ñu lay sax massacrer quelque part da ngay continuer ngoy ni doo bàyyi mel ni dund foofu la yam mais yow ban ndaw bu am ambition am détermination dañuy taxaw ni la doo ko fi kaase te fukki junni laa lay fay. taxaw di jéem a défendre l'indéfendable naan ab minorité ñooy kaas fukki junni koo ko jox xolam seddul. bay de bañul ko rendi waaye claka rendi. fii dem wuti leneen. di nga dégg yaa xëyti mu laa ne les jeunes. loolu dafa leer de ay foofa na sànq jox nga si xalaat. waaw jox nga sama xalaat ay ñu waxtaane leneen. buntu rajo bi. ba xam moom dana nangu weer 50 000.
50 000 ci semaine la koy gagné toog. kefem googu ëpp na 50 000 la mu cay jaay. installation maire réélu bu Pikine mu mel ni kon nag amal nañu ko ni ki démb waaye ba tey kaddu yaa ngay waroo ndax Cheikh Dieng moom moo nekkoon candidat bu coalition wàllu Sénégal mu ngay wéy di wax ne kon ba léegi moom moo sa am ab ndam te dugal na ab recours te am na yaakaar ci recours boobee Abdoulaye Timbo ma ñu nag installé moom mu ngay xam ne kon tàllal na loxoom képp ku yeewu Pikine ngir ñu nag liggéey si lu suqali foofee gox ba ñu ànd seet nanga ko baka yo quotidien Diop. maire bi ñu falaat ci bopp ville de Pikine installé nañu ko ci teewaayu préfet bu Pikine di Moustapha Ndiaye Abdoulaye Timbo di tàllal loxoom mbooleem doomu diwaan ba ci booloo liggéey ngir jox Pikine xar kanam bi mu yellool la. pare nañu ci élection li ci des mooy liggéey ñuy tàllal loxo ñëpp di ubbi suñu loxo ci ñëpp. li ñu am comme ambition mooy ubbi benn forum bu mag boo xam ne dañ koy organiser woo ci kàngamu Pikine yëpp ak fu ñu munti nekk tàllal leen loxo pour que ñu ñëwandoo autour d'une table ñun ñëpp ñu toogandoo weccoo xalaat. waxtaan ci li nga xam ne ñun mooy suñu ambition waaye ñoom it lan moo ci seen gis-gis ak lan moo ci seen observation wala recommandation particulièrement ci njëriñu Pikine. ancien maire bu Djiddah Thiaroye Kaw bi doon xëccoog Abdoulaye Timbo am yaakaar ba tey ginnaaw bi ñu dogalee recours ngir contester ndam bi ñu jox Benno Bokk Yaakaar. tey li préfet Pikine def moom la loi santaane waaye nag bu ñu nekk dañ koy def fii ci Pikine installer maire sur la base de résultats provisoires. te Kaolack ña nga xam ne ñoo fa gagné te du Kaolack rek Pekes tamit looloo fa xam ña nga xam ne ñoo gagné préfet ni du leen installé kooku préfet dafay jalgati yoon te lu ñu war a dénoncer la. waaye laata ñu si yegg si téeméeri conseillers yi bàyyee ko ci parti politique yi ak coalition de parti yi taxawal nañu bureau municipal bu yees boo xam ne respecté na parité bi ginnaaw bi Awa Niang doone première adjointe au maire bu ville bu Pikine. Mamadou Fofana fii liggéey bi dana metti ci conseil ba de. waaw erreur peut-être lañu moom la jàpp ne ne ci comptage yi dafa am. jàpp na ne moom moo gagné. dugal na recours c'est très normal. am na ci droit. am na ci droit mais est-ce que élection aussi mun nañ ko mënati nañ ko sàcc surtout lu ci mel ni. ay Pikine Guédiawaye Dakar yooyu parce que ay gox la yoo xam ne boo xoolee fépp journaliste dafay nekk benn formation politique bu ci nekk pratiquement dañ la fay représenter léegi nag wax ji mooy la ko yoon wax may loolu la def mais quand même ay sàccum élection moom surtout fi moom man loolu gëmatuma ko noonu. alors le député du peuple yaakaar naa ne bu ñu xësee ba installé nit ki liggéey bi moom moo ci des te waratul am coloration politique ci biir conseil bi. waaw mais ren nag xalaat naa ay conseils yu bëri yoo xam coow yu mel noonu dana fa am à moins que ñu dawal benn 1 an 2 ans xëy na seen xel dellu soit wala quelques mois seen xel dellu soit mais bari na ay maire yu ñàkk yoo xamante ni bii lu ñu mën ci saboter conseil municipal bi daañu ko def donte woon ne benn conseil la ñu fay am daañu perturber parce que daf mel ni yëf yi daf leen bett daf mel ni yëf yi daf leen jógee kaw man docteur Cheikh Dieng vraiment bokk na si ñiy def politique ma gën leen respecté ndax ni mu bëggee population am ni mu amee xam-xam certes mais itam politique il faut nga xam delloo sérieusement doole ji mu amoon Djiddah Thiaroye Kaw bu demee ba Modou Gueye fekk ko fa gañe ko ba ñu naan gañe na ko gañewu ko vraiment na nangu defetam démocratie continuer mu daw dàq ji waat wala mu xool ci ay ndawam ñi nga xam ne àndoon nañoo ak moom ci wàllu politique mu ngemb leen ànd ak ñoom ñu doxal parce que folleeku ci localité wàññiwul sa doole wàññiwul sa kantan ci wàllu politique mais daf la war a jox nga am beneen gisin parce que mënuñu wax ñi nekk ak Benno Bokk Yaakaar kuñ ci gañe ñun la sa waay nangul comme ni ñu koy waxee Omar Gueye comme ni ñu koy waxee Alioune Sall comme ni ñu koy waxee ñoom Idrissa Seck comme ni ñu koy waxee Abdoulaye Baldé comme ni ñu koy waxee Ndiaye Rahma bu Kaolack te duñu ko waxee noonu aussi Cheikh Dieng boo ñàkkee da ngay nangu ni da nga ñàkk am na droit nag di fi recours am comme ni ko waa Benno Bokk Yaakaar di defee Omar Gueye sax mu annoncé woon fi ab recours am te dañu ko ne sa waay mu ñël te toog kon Cheikh Dieng aussi ak li mu dirigé Djiddah Thiaroye Kaw xam nañu njàmbaarteem xam nañu cawaxteem xam nañu ni mu amee base politique mais itam wax dëgg yàlla na bàyyi gars yi doxal nañ gars yi doxal
ayca ñeneen ñi ñu war a installé tey jii bokk na ca mairie bu Dakar Barthélémy Dias dañu koy installé si mairie ville bu Dakar Guédiawaye El Hadji Ahmed Aïdara loolee tey jii si suba lay doon ñu war leen a installé ngir nag ñoom it ñu tàmbali liggéey ba bu ñu ko doorul ba noppi sa Tëngéej xam nga ne coow dafa amoon ci liste coalition gëm sa bopp ak maire Alioune Mar ñu ne mu ngay négocier moom nag génne na si pataaralam gi ngir andi ay leeral nee na nag négocier waxtaan bu fekkee am na it amul dara lu ñu tënk lu dul si mujjantal gi jot nañu waxtaan ak waa Yewwi Askan Wi pour nag bureau municipal bu ville mairie ville ñu teewlu sa ko yor seen kàddu. ma leen di wax ne ANCP mouvement la boo xam ne bii dañ ko créer derrière notre leader Alioune Mar mu am autonomie am indépendance am bëgg-bëggam ak vision mais ci élection yii ñu dem ñu ànd ci ak le mouvement gëm sa bopp ànd ci gëm sa bopp dans la coalition donc biñ ci àndee la yàlla def li muy def ñu am ci liñ ciy am léegi génn ci nag li ñuy wax naan dañu rejoindre le camp présidentiel moi je dis que ni ci bureau municipal bi nekk en ville bi ñuy wax ñun dañu nekk ci àndandoo ak Yewwi Askan bi te àndandoo boobu yëpp àndandoowu bureau municipal bi la pour mën a liggéey li nga xam ne askanu Tëngéej moom lay xaar si ñun loolu mooy li ñu yóbbu ñu ànd ak Yewwi Askan bi pour liggéey ci loolu mais du leneen uniquement pour que population Tëngéej gis seen bopp ci li nga xamante ni moom la ñu dénk. li ma mën a wax rek mooy que ni ñi ngi ci compagnonnage ñi ngi ànd goo gis nag am na lu ñuy waxtaanee lu ñuy defee wala lu ñuy doxalee mais ànd bi li ko sos yépp mooy fexe ba Tëngéej gis boppam ci li nga xamante ni mooy conseil municipal bi fi nekk. njëlbeen ne la dañu am suñu autonomie bopp ak suñu vision bopp ba ànd ak gëm sa bopp mais tëjuñu suñuy bunt rien n'exclut ëllëg gannaaw ëllëg bu fekkee dafa war a am. ku ñuy mën a àndal wala keneen mais présentement ci li ñu toll nii ñi ngi ci biir bureau municipal bi ak Yewwi Askan bi pour liggéey pour njëriñu askan bi. voilà dañuy commenter wala c'est que Mamadou Fofana dafa yàkkamti quoi. waa bi ooy discours ñu koy discours ñu waxtaanee la ba. commenter leen man ma toog di xool. je dafa lëndëm politique aussi. non sama gars yi may ñu ma dara. xam nañu li ñuy wax paramétrage. yuy composé ay pensée nit ki buy wax xëy na xalaat moo gën a gaaw làmmañ mais bu nit ki waxee ba noppi itam di nga mën a jël waxam jéem ko paramétrer xool parce que nit ki dafay xalaat ci wax nan moo ko sos ak la moo ko fondé wax dafay diju wala mu tegu ci ay calcul am nañu suñu benn autonomie maanaam dañu libre ci suñu mouvement bi élection yi ñëwee àndoon nañoo tel mouvement wala telle coalition ci wàllu élection ci la ñu gagné itam donc suñu ay conseillers dañuy wuyoo turu boobu la coalition gëm sa bopp waaye dañoo noppee liggéey ak beneen coalition ci conseil municipal bi d'accord loolu mooy yoon parce que élection yi jeex na mais tëjuñu suñu ay bunt itam ci leneen lu ñu mën a waxtaanee ak keneen ku ñu mën a waxtaanal kan la ñuy waxtaanal lan la ñoo waxtaane fi nekkee li ñoo waxtaane benn àndandoo dong lañ leen mën a nangul mooy àndandoo ak Yewwi Askan Wi gagné. muy opposition bi. localité ba ñu àndandoo ca localité ba. pour doxal jox localité ba ay résultats. loolu d'accord ngeen ci. boobu mun na nekk. parce que bu ñu bokkee ndam maam na kenn ku nekk tibb tibb mu sell. waaye am naa mouvement am naa sama liberté. mais amoo doole dem élection. ànd ngaa gëm sa bopp dem ngay élection. am nga ay conseil waaye ubbiwaat nga say bunt pour keneen ku la mën a woowaat. wax ji leerul ñeenti tomb la ci ubbi yoo xam ni ba pecc mi am daat say. xam nga yàgg na am daat say géew moom kenn du fa dëkk. xam nga politiciens yi lu ñu war a xam sénégalais yi dañoo sangu rek mais demuñu bay nelaw gën a yeewu fop demuñu bay nelaw loolooy tontu. jërëjëf El Hadj Alioune Mar mu ngi leen di dégg et puis wax na tontoom mu ngoog leneen lu soxal bi la jotaay xibaar yaakaar naa ne moo di juróom-ñeent ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen bakken ñaar fukk ak benn jële ci ay gaañu-gaañu mu ji l'accident ba amoon sa yoonu Porokhane ay bés bi ñu génn sa yoonu Touba mu mel ni kon autorités yi def nañu ab délégation dem fa enveloppe bu fukki millions ak juróom la ñu génne daanaka 500 000 kenn ku si lorule ku ne ministre Samba Ndiobène Ka ànd ak ministre Dame Diop bu gouvernement bi ak nag élus yi ñoom ñoo fa demoon seeti leen ñu ànd ak Abdoulaye Diagne. l'accident bi amoon na ci yoonu Dédou Seck Porokhane bi amoon na ci fanweeri nit yu ci loru juróom-ñeent ci ñoom ñàkk seen bakkan ak ndimbal gu tolloog fukki million ak juróom ci sunuy koppar ñu jébbal ko njabooti ñu loru. képp koo xam ne faatule na dañ ko jox 500 000 jaxal képp xam ne tam da nga ci am blessé dañ la jox tam 500 000 bu ko boolee yépp
def di 15 millions mooy 15 millions. ministre Samba Ndiobène Ka ñëwoon ci Touba ngir jébbale njàllug nguur gi. lépp loo xam ne tamit accompagnement état la ak jàppale état incha allahu taala duñ ci génn duñ ci sonn. jëf ji ki yor kaddu xalifa général des Mourides di ko rafetlu Serigne Bassirou Abdou Khadre. di rafetlu seen tànk yi ak seen jéego yi nga xam ne def ngeen ko ndax xam ne njaboot gi yéen a ko seq. ñëpp ñiy loru ci l'accident boobule nekk ci benn bokk moomeel doon yëngatu ci daayira bi di Ahlou Café. mu ngoog ñu leen di massa aussi ña nga xam ne ñoom ñoo faatule ci boobu lépp l'accident délégation bi gis nañ ko 15 millions la ñu yóbbu ni ab taxawu leen jàppale leen ñi si faatu mu nekk ab jaxal. c'est très important. maam gis nga yi dañ ko war di gën a yaatal gis nga accident bu amee état sax xam gi mu xam ni dafa nekk yoon. moo taxoon ñu amaloon fi ay boo accidenté ci fi ngay liggéeyee am na ndàmpaay am na nu ñu war a taxawoo. fonds de garantie automobile yooyu yëpp daf fi amoon mais amatul benn valeur pratiquement parce que nit ñi bénéficier tuuñu ci loolu noonu. alors accident de travail ñaata nit ba ci sa secteur presse bi nga nekk ñaata nit ñoo ci def accident di damm. bari na. mais boo jógee hôpital après faaletuñu la mënoo def benn démarche boo xam ne di nga faju ci caisse de sécurité sociale wala dette kër ga nga nekk waxaale wuñu ko assurance maladie waxaale wuñu ko sakkaana boobu bu nekkee loo xam ne public la. léegi nag bu fekkee am na ay kilifa yu diine ak ay autorités yu seen xel ànd ñu fekk ci kilifa yu diine yi vraiment ñu ñëw fekk ay victimes ci accident surtout événement yu mel ni ñu taxaw leen lu am solo la parce que accident dafa tënk ñaar. ci génn àdduna ñi bàyyi ginnaawam am nañu coono mënoon na nekk père de famille xëy na doon dimbale ay nit yu bëri yu nekk ci ginnaaw mën na bàyyi ay jirim xëy na mais même bu fekkee ki nga xam ni faatuwul ci accident bi. gaañu accident mun nga traîner ak moom lu ëpp juróomi at kon bu ñu ñëwee taxaw la ci ak njàlbeen am fu ñu la féete lu am solo la yu ñu wax di saxal ci biir société bi d'ailleurs moo taxoon ñu taxawal fi jumtukaay yooyu mu jëkkoon wax sànq ci ak njàlbeen jéego bu am solo la gis nañu ko ndeysaan ci ñi faatu woon ci manifestation yi amoon ci mois de mars daaw jéego yu am solo yi ci sëñ Mountakha jëkkoon def yooyu dañ ko wax di saxal nit ku faatu nga xool ci nan la faatoo nga jox ko ndàmpaay dafa existe ci l'islam nit ki boo ko gaañee wala nga tooñ ko mu jógee ci sa loxo da nga koy jox ndàmpaay ba noppi ubbi buntu baneen ci ñi am yërmande mën ko dimbali ci wàllu assistance boo xam ne yàlla rekk mooy tax donc lii lu am solo la. encore une fois ñu ciy ñaax suñu nguur yi que ñi nekk ay victimes ci accident ndax ñàkk ñu leen taxaw dafa bëri. souvent nga gis ko accidenté maam sapeur-pompier yóbbu ko ci fa ñu koy faje duñu ko laal fii ak amul garantie. suñu urgence daanaka amul njëriñ Sénégal yooyu yëpp nag yii daf si day joxe ay leçons yoo xam dafay jubbanti doxalin yu injuste yooyu am fii ci Sénégal c'est-à-dire fii ñàkk a faale gi ñu ñàkk a faale nit ku toll ci situation ci bérébu fajukaay wala ci accident wala koo xam ne war nañu ko jox ndàmpaay moo metti benn mettin woo xam ne aw askan du développé mukk fii ak nawlu wante wuñ ci kenn ku nekk ñu jox ko li mu yellool surtout bu nekkee ci moment wu détresse foofa nag d'abord damay louer acte bi nga xam ne def nañ ko parce que quand même nit bu nekkee ci tiis wala détresse wala lu mel ni koo xam ne dafa demoon jaamu ji yàlla sàkk ju ay ñaan ak yooyu ndogal fekk ko fa dafa am solo ñu koy assister am solo taxawaay bi état bi population yi di sentir ne état mi ngi seen wet bu weesoo loolu daf may may rek ma embrayer ci benn yëf toujours mi ngi jëm ci wàllum ñàkk bakkan il faudrait que ñu xalaataat Sénégal quand même li nga xam ne moo jëm ci retour peine de mort parce que am na ay yenn quand même ñàkku bakkan yoo xam ne kenn mënu ko comprendre bijoutier bi bërki démb ñu faat fii ñu ngi def enquête mais ñu ngi naan problème mu xaalis na daa fayee ku bor di ñibbisi comme fayee ko nangam ak nangam coow gu ne mi ngi ci bërki démb tamit xale bu ñu rey fii ci stade Léopold Sédar Senghor problème mu téeméer d'accord xaj na yàlla lu mu namm lu ne kenn mënu ci dara mais quand même il faudrait que yenn actes yi ñu mën di ko punir di ko sanctionner de telle sorte que dina mën a servir de leçon à tout le monde parce que mënuñu bàyyi tamit ay nit
mais mine de rien nga jël paaka dab ko nit rey ko comme ça ci koo xam ne kii la na tuuti soutien de famille la ci koo xam ne peut-être lu ndaw loolu mënoon nañ ko arranger de telle sorte que du aboutir ci lan perte en vie humaine loolu war nañ ko mën a xool de telle sorte que dina mën a tax ñu dissuader nit ñi ci usage arme blanche parce que nit ñi nu leen neex nañuy jotee paaka loolu problème la nu leen neex nañuy amee port d'arme ainsi de suite donc je crois que réflexion boobu il faut ñu def ko pour que quand même lii nga xam ne ñu ngi koy dund rey gi mel ni tulleeg Mali di faat ay nit di leen tër mel ni kuy rey ay xar mën a jeex. mu daal di dakk jaajëf Mamadou Fofana ñu bàyyi la nga dem rédaction. dëgg li ma def précision mooy. dafa am ko poser question ni les autres morts accidentés non attends il faut nit ñi ñu loyal wala ñu sérieux ci question yi. yow maam doo état. xëy na collectivité territoriale nga. wala kilifa nga ci benn tarixa ci benn côté. mënoo fu ko accidenté Sénégal. nga dem fa. mais am nga sañ-sañu kilifa diine gi nga nekk ci localité bi nga ne wala autorité locale bi nga ne accident am fa ci événement bu toll ni Porokhane nga xam dafa am particularité nombre boobu faatondoo ci benn accident nga ñëw assister leen taxaw leen. ça ne veut pas dire que da nga mën a taxaw ñeneen ñi accidenté ñëpp. wala itam da nga mën a taxaw ñeneen ñi faatu ñëpp ci yeneen i accident ci dëkk ba. mais kilifa ci localité dafay am njëriñ ca localité ba. di dund ak kilifa yi diine ca localité ba. di dimbali ñi nekk ay victimes ca localité ba surtout bu amee événement bu xaw a particulier comme bii nii. bu ñuy dem Touba wala Gàmmu mu am accident ki dëkk Fongolimbi autorité Fongolimbi ba moom la ñu mën a taxaw. ki dëkk Sàkkal autorité Sàkkal ñoo koy taxaw. ki dëkk Sëgi Bandankor autorité Sëgi Bandankor ñoo koy taxaw ak kilifa yi diine fa nekk loolu moo sérieux te loolu moo am ci accident bi je pense am na yenn question yoo xam jarul sax parce que il faut nga gàtt xel lool pour mën a xalaate noonu. c'est juste vraiment. le député du peuple kon nag rendez-vous bi ci kanam tuuti la. ci kanam incha allah waaw. voilà ci kanam tuuti boo ñëw indaalee laxas yooyu nekk ci mburu mu gàtt mi. laxas yi. man yaa ma ko ñëw ndax man bàyyi woon naa mburu man dama geddoon mburu. mayga bi mburu dama ko bàyyi woon ak asom. maygal. yow daa xamoo lan boo ko bëggee ñëwal si tës bi. non xamoo lan la ñëwal tës mais maam dama bàyyi woon mburu mi ak asom. yow da nga ko war a bàyyi da nga ko bàyyi woon. daf ñu assomé ci pain bi moom dama ko bàyyi woon ak moom man maa ngi woon ci fonde beeg mu xam. asom jaata moo tax nga assomé. ma assomé pain bi. mais dem ci fonde. mais li ma ñëwal démb ba ki dem moo tax ma ne boo. non neex na de waaw. dara dàqul association des étudiants assomistes. waa asom ñoo jàppal tànk asom. am naa jabaat bu ci bokk àll. ñu sama ko mën ko da nga fexe ba booy ñibbi fii nga ñibbi moo bu fi tudd asom. ay jaa ngeen jëf di ngeen am El Hadj Mamadou Mansour Diop ci kanam tuuti seen émission tës ay ñu dalal Pape Mante Mboup ci tàggat yaram. borom jam si yax dugaar Pape Mante Mboup maa ngi laa nuyu. c'est l'homme du département maa ngi laa fay. naka yi tey. alhamdulilah. baa lépp jàmm. waaw ñoo ngi sant yàlla bu baax de. la ñuy waxtaanee moo di éliminatoire avec CAN féminine mu mel ni kon sa Maroc 2022 la war a xew. oui démb Sénégal Mali la woon. waaw Sénégal Mali la woon kon démb foofu ci stade Lat Dior bu Thiès waaye nag ca njeexital ga Sénégal moo mujjee am ndam kon benn bal ci dara ci kaw Mali lépp rek jëm ci nag dernier tour aller ci nag ba tey ci qualification Maroc 2022 jëm ci wàllum Coupe d'Afrique des Nations ci jigéen ñi en tout cas Sénégal lu ci bëtam daal def na nag benn pas ngir nag lu jëm ci wàllum qualification ci Coupe